Baba seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu soit ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot quartier général ñu ziar leen ndokkeel leen joxati leen seen wàccuwaay ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi am mbégte di leen servir waaye bégit ci taamu gi ngeen taamu sunu ay programme rawatina guddi gi nga xamee ni bokk na ci guddi yi ngeen gën bëgg di guddi weeru koor yi nga xamee ni yu exceptionnel kese la ñu leen di proposé ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal tey itam ñu fas yéene leen proposé ti lu inédit góor yàlla yi ñuy waxtaanee fu ñu leen jagleele ab guddi day doon lu exceptionnel moo tax tey daañu dem ci góor gi nga xam ne ni moom la ñu bàkkee bàkke rek dara maan aram loo kumba caam mbañ pend paate pend bugguma pend xaar yàlla bopp coor barki dem boo njaay ñoo ngi woon nag Sidi Aj Malick Oustaz Pape An ñu ngi lay nuyu tey lu ëpp ci jotaay bi Serigne Babacar Sy la ñu ko fas yéene jagleel ci quartier général. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara maa ngi lay ndokkeel bu baax ñaanal sunu xalif généraux yi na ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fii ñu yàgg fi lool te wér lool ñaanal Serigne Babacar Sy ibnu Alaaji Mansour xalif général des Tidiane ñaanal ko mu yàgg fi te wér ak njabootu Seydil Hadji Malick gépp Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké ak njabootu Cheikhul Khadim gépp ñaanal leen yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi te wér ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass Barhama Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass bu maam Khalifa ak Thierno Mohamed Bachir Tall xalif Omarien El Hadj Pape Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ak njabootu maam Limaamu Laay yëpp xalif généraux yëpp rek Alaaji Pape ndokkeel naa la ziar naa la tey jii nag nu war a waxtaanee guuru yàlla war a waxtaanee Sidi Fagay dem mac jawaar njabootu Seydil Hadji Malick xam nga Serigne Babacar Sy waxtaane ko mooy waxtaane Alhaji Mansour mooy waxtaane Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh mooy waxtaane Alhaji Mouhamadul Habib waaye mooy waxtaane Seydil Hadji Malick baayam mooy waxtaane Cheikh Omar mooy waxtaane Cheikhuna Tijani Chérif tey Alaaji Pape di nga gën a xam diggante Serigne Babacar ak Cheikh na Ahmed Tijani Chérif ku ko laal njabootu Maodo. ku ko laal njabootu Maodo moo njëkk a wutu baayam bi muy wutu baayam 38 ans la am amagul ñin fukki at waaye fu baayam defoon benn Serigne Babacar def na ko fukk Alaaji Pape ñu fas yéene détaillé ci kiraama yi ndax bëri na ay mbir yu ñu nettali yenn saa yi ñu fàtte yenn saa yi itam nga gëstu découvrir ci Serigne Babacar ay mbir yoo xamante ni daf lay sax yéem góor googule nii góor yàlla yi ñuy faral di waxtaane mënuñoo xaj ci émission waaye tey daañu jéem bu ko defee buñ ci noppee surtout ndaw ñi dinañu mën a sukkandiku ci seeni jàngale. ndaw ñi daañu ci mën a jàngaat gën a xamaat sunu góor yàlla yi Alaaji Pape góor yàlla bu nu jël rek kenn ku ci ne di nga jaaxle di nga yéemu dem nga ci Seydina Limaamullaahi ka fa ñëwoon di Xaaji Baara bi mu ñëwee yaakaar naa mboolem kuy julit békk nga bi nu fa bàyyi ko dem kër Cheikh al Islam Barhama mi nga borom fayru Tijaani keroog bi tey ñëwee Alaaji Pape kuy julit békk nga ci Cheikh al Islam gën ko bëgg gën ko sopp bi nu fa bàyyi ko Alaaji Pape xam nga dem nañu kër Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu Alxaaji Gànna Mesere xam nga bi mu ñëwee yaakaar naa kuy jullit gën ngaa bëgg ci Cheikhul Khadim nga xam ni kenn xamul Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi nu fa jógee Alaaji Pape dem nañu kër Cheikh Omar Foutiyou la njëkk ñu dem kër Cheikhul Khadim Aboubacar Ba bi mu ñëwee yaakaar naa gën nañoo xam kanay Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu Aline Diagne ñëw wax nu gën a xam kanay Cheikh Seydil Hadji Malick xam ni Sénégal réew mi góor yàlla yi nu yàlla jox amul feneen tey nag ñu war a jël kenn ci gaa yooyu kenn ci góor yàlla yooyu mooy Serigne Babacar Sy bi ñu waxtaanee Cheikh Fall dañ cee toftal si maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina voilà dañ cee toftal Cheikhul Khadim ñu waxtaanee Sidi Aj Malick toftal ci Serigne Babacar waaw ku ne sa maam nga am ku ne sa sëriñ nga am quartier général yenn saa yi dañuy fàtte ni saison bi weer rek la ci 30 jours mënuñoo waxtaane maam yëpp mënuñoo waxtaane góor yàlla yëpp waaye ren daañu tënk bu ñu ñëwaatee itam ci yeneen i saison waxtaane yeneen i maam waxtaane yeneen i góor yàlla ndax sunu borom dafa teral Sénégal ak ñi nga xame ni ñoom la ñuy waxtaane tout le temps ci quartier général bi. kenn koo ci jël wax naa la barki démb ni la not na continent Hadj Ndiaga Diop moom itam ndokkeel ko keroog bi mu waxtaane Sidi Birahim mam Cheikh Ibrahima Fall kuy jullit bëgg nga Alaaji Pape sunu mag ñi kenn koo ci jël not na continent ni mu amee sunu wëlu yi ñii ñu jël ñoom itam am nañ ñu seexal ñii am nañ ñu mu xaddamal Alaaji Pape waxuma sax sunu sëriñ soosule mais seeni taalibe kenn koo ci jël rek Alaaji Pape kooku it not na continent Sénégal sunu mag ñi nu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seeni leer waaye daal at mu jot mën nañoo jël téeméeri mat te sunu mag ñi duñu jeex Sénégal a ngi feetu ndax bi ñu yéegee guddi gi tey taalibe cheikh yu ci yëpp ak kullu
ku dib jullit da nga def sa waajtaay dañoo éviter di tere rassemblement waaye xam naa ni kër yëpp tey def nañu rassemblement def daayira dina mel ni gàmmu ndax kii ñuy waxtaane tey jar na ko waaye bu leen fàtte ñu ngi ci jeexitalu weeru koor ci loolu sax laay nuyu Oustaz Assane jox ko wàccu waayam ñu toll nag ci ay bis yu am solo yoo xamee ni ku ne war na caa mën a profito bu leen fàtte muurum koor bi daanaka léegi ñu yegg si ci waaye guddi yi itam natt ko ci li nga xamee ni moo jëm ci laylatul xadr dina xaw jafe ci xamul dara donc guddi gu ne ci période yii képp ku di jullit war nga cee mën a profito Oustaz Assane. jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay delloo nuyoo di la ziar di ziar ñuy bokkal plateau bi ziar sénégalais yi ak kilifa diine yi nekk si réew mi yëpp ñaanal leen suñu borom subhanahu wa taala defal leen jàmm defal leen xéewal sutura teranga àdduna ak àllaaxira si darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam koor gi ñu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ñaan yàlla ñu yeggale ko si alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nangul ñu julli yi nangul ñu ñaan yi nangul ñu jàng alquran yi bépp xeetu jaamu yàlla bu ñu def si biir weeru koor bi yàlla ñu ko yàlla nangul Baye Cheikh comme ni nga ko waxee ñu ngi si fan yi nga xamante ni moom moo mujj si weeru koor gi yàlla nañu yàlla may ñu fekke ko ay déwén yu bëree bëri nga xam ne guddi gi nga wax di guddik laylatul qadri si la alquranul karim wàccoon nga xam ne moom la yàlla joxoon cadeau sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu demee riñaani si 27 rajab waaye itam guddi gi dafa nekk guddi gi nga xamante ni moo gën si guddi yi ndax guddi gi nga xamante ni boo si jaamoo yàlla ba mu jeex day mel ni ku jaamu yàlla lu ëpp juróom-ñett fukki at ak ñett kon loolu nekk na yiw wa nga xamante ni kenn xamul nu mu toll waaye sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñu waxoon ne iltamisuha fi l ashril awaaxir bu ngeen bëggee daj guddik laylatul qadri làmb leen ko si fukki fan yi nga xamante ni moom moo mujj si weeru koor gi moo tax fukki fan yi bu daan ñëw moom sallallahu alayhi wa sallam day tëju si jumaam jooju sa madinatul munawwara nga xam ne dem nga fa ziar ko di def li nga xamante ni moom moo di itikaaf soo ko tuddee mooy boof dem bàyyi soxna yi bàyyi njaboot gi di jàng alquran di julli di def ay nawaafil nga xamante ni weer la wa nga xamante ni lu si waay def rek Baye Cheikh rawatina si guddi gi yàlla subhanahu wa taala daf la koy fulal lu bëree bëri ndax malaaka yépp dañuy wàcc ànd ak seen kilifa te mooy jibril alayhi salaam di taataan ñaanu jaam yi di taataan soxlay jaam yi di taataan yittey jaam yi bu ñu paree jébbal ko borom bi subhanahu wa taala mu nangu lépp ndax yàlla moo waxoon ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen te bunti asamaan yëpp day uddi guddik laylatul qadri ndax yàlla nee na fiiha yufraqu kullu amrin hakim lépp luy xew ren ba déwén si guddik laylatul qadri borom bi subhanahu wa taala si la koy dogal kon yàlla defal ñu fekkee que déwén yu bëree bëri luñ si ñaan Baye Cheikh yàlla na ko yàlla nangu rawatina naafila yi lu si waay man rek na nga ko def comme ni ñu koy joxee si quartier général bés bu nekk alaaj Baye Cheikh. Oustaz Pape Hann xale yu judd ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te koo ci waxal mbayay maamam waaye bu ñu génnee ci lii bëgg nañu xale yi jàng ci mbay. jàng ci ndax nitu yàlla seen yitte seen doxalin yëpp mooy wan la yàlla wan la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax borom bi subhanahu wa taala moo waxoon ni wabtaghul wasila nee na nit ñi na ngeen sàkku ku leen di jottali jëme wan la yàlla wan la yonent bi alayhi salatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam kon kenn ku ci nekk war na ci am njàngat ca bëggam nga yàlla war na ci am njàngat ca bëggam nga alquranul karim ca bëggam nga sayyidina Muhammad waaye tariqa bi mu bokk moom Serigne Babacar yàlla jox ko ci cër boo xam ne dana feeñ ci kanam kenn ku ci nekk war na ci am njàngat moo tax waykat ba waxoon ni xale yu juddu ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay lañu gëm koo ci waxal mooy maamam alaj Pape si fa ngay dem ma jawaar kenn ku jàngat ci moom rek ca fullaam ja ca maandoom nga moom Serigne Babacar waaye ca fonkam nga wóllëre ba tax musul changé bone carré ca fonkam nga wóllëre daawul xar guro moom Serigne Babacar si ndax xam nee na xaw ma fu leen yàlla boole kon du ma leen teqale man Serigne Babacar bis tey bi daal alaj Pape bis la bu jéggi dayoo nuyu sama jigéen ñi ñoom itam ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu alaaji Assane Seck moom itam am nañu mbégte alaaj Pape buur gi nu waxtaane daal yaakaar naa bu nu toppee ay njàngaleem daañu am ngërëmal borom bi ñu ngi xaar seen i commentaire mën ngeen seetaan télé bi en direct ci télévision Futur Média zappé ak télécommande xool et puis mën ngeen dem itam ci internet bi on vous attend YouTube Twitter Instagram YouTube bi itam en direct ngeen koy am on attend aussi vos commentaires Facebook bi itam da ngeen di am quartier général en mode Facebook live vous rappelez encore que hashtag bi mooy QG 2020 Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi ñu bokkal plateau di nuyu El Hadj Oustaz Assane di nuyu El Hadj
Pape Anne di nuyu ñi nga xamante ni aussi ñoo ñuy seetaan di nuyu suñu mbokk internet yi noonu ni nga ko waxee noonu la demee ci kanam dinañu ñëw tey ci fas yéene waxtaan ak góor gu màgg gi tey déjà réaction yi commencé ne depuis ci bëccëg bi ñu annoncé ne tey dañu fas yéene waxtaanee Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mi nga xamante ni aussi xale yi naw nañ ko lool moo tax réaction yi déjà commencé nañ comme ni ñu ko waxee rek ndaw ñi dinañ fas yéene jàng tey ci ki nga xamante ni bokk na ci ñi dooleel l'islam fii ci Sénégal hashtag BQG TFM 2020 la wala fi nga xamante ni aussi mooy Facebook Twitter ak Instagram bu groupe Futur Média mais surtout bu TFM surtout fidélité bi nga xamante ni internautes yi jox nañ ko lii di quartier général ak surtout solos bi nga xamante ni tey ndaw ñi dinañ jàng ku góor gu mag ki nga xamante ni comme ni ñu koy defee depuis ba koor gi commencé Pape Cheikh. voilà kon ñu ngi xaar seen ay commentaires xanaa ñu fàttaliwaat leen rek naafila yi Oustaz Assane lii mënul ñàkk ndax ay bonus yu am solo la. c'est vrai que bëggoon naa leen baaxee peut-être météo beeg waxtu julli yeeg ñoom seen mais du ko jar xam leen ni fajar gi day xaw a sedd tuuti ngoon gi tàngoor wu tar ci dëkk yëpp donc ñun suñu saison ñaar rek la mais dañu comme tubaab yi nga xam ne ni pour nga génn sax il faut nga vérifier météo et tout ça donc voilà maîtriser li ngeen ni période bi période bu xaw a doy waar la ci dëkk yu bëri ndax tàngoor wi daanaka daf leen di sonal donc Assane guddi gi defe naa juumuñu tey ci li nga xam ne ni moo jëm ci naafila yi ndax ñu ngi toll ci war wàcc. jërëjëf Baye Cheikh ñu ngi toll si war wàcc maanaam bés bu ñu war rek incha allah buñ ko waraatee déwén lay doon yàlla na ko yàlla may ñu fekkee ko te tal ko naafila tey bi nag dañuy wax fukki rakk la ñaari rakk ngay def sëlmal rakk bu nekk nga jàng fatiha benn yoon ak li nga xamante moom moo di suuratul qaari'a xëy na ñu bëri mën nañ bañ a takk suuratul qaari'a maanaam mën nañ ko bañ a mokkal waaye alqaari'atu ma alqaari'a boo ko mënul rek na nga tari beneen saar ba nga xamante ni moo gën a woyof si yow ndax naafila la kon amul benn saar ba nga xamante ni moom lañ lay imposer ne la bokk si jàngul rek du baax donc saar bu nekk nga def benn yoon fatiha alqaari'a juróomi yoon soo ko mënul nga remplacer ko beneen saar boo mën boo paree nga teg si suuratul ixlaas mu qul huwa allahu ahad ba mu jeex juróomi yoon nee nañ képp ka nga xamante ni Baye Cheikh taxawe nga naafila bi suñu borom subhanahu wa taala dana la boole si ñi muy goreel safara waaye itam dana la bindal yoolu ka nga xamante ni dafa woor dundam gi yëpp waaye yemul foofu bindal la yiw ya nga xamante ni day toll ni xobu garab yi ak li nga xamante ni moom moo di li mu biddiw yi kon naafila la ba nga xamante ni bu am solo la ndax naafila jarul xeeb ndax Seydina Bilal ibnu Rabah radiallahu anhu ñaari rakk rek ak njàpp moo ko dugaloon aljana ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa tëdd bés gis Bilal di doxantu biir aljana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy gis ko ne ko Bilal mu ne ko naam mu ne ko man day dama la gis biir aljana démb ngay doxantu lan moom mooy sa secret Bilal radiallahu anhu suñu maam jooju nga xam ne ku ñuul la woon jóge Éthiopie xalaat ba yàgg ne ko man daal lenn daal xam naa ne tàmm naa ko di ko def te du ma ko bàyyi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loolu lu mu doon mu ne ko sama njàpp fu mu tojee danaa yeesal te saa yu ma yeesalee danaa julli ñaari rakk sallallahu alayhi wa sallam ne ko loolu moom mooy sa passeport aljana loolu li nga siy déggee mooy benn naafila jarul xeeb waaye lu mu bari itam bul ko yéem ndax suñu borom subhanahu wa taala xeebul yéemul li ko yitteel mooy ngay jëf-jëf joo nga xamante ni dontale lu néew la nga sax si fexe toujours nga koy def ndax sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale alaaji Baye Cheikh. voilà et puis bu weesoo loolu ñu tàmbali ak yi nga xam ne ni tàmmal nañu leen ko di leen ko jox muy ay teranga ay ndimbal yu ñu leen jagleel ci numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi petit puusal may xoolaale sama bopp yéen a ngeen di tooñ demal fële voilà ngeen baal ma caméraman yi dañ may tooñ ñaari émission mooy am émission bi ñuy def ñun en direct ngeen koy seetaan ak beneen buy am ci ginnaaw nga xam ne tonton ak réalisateurs yi ñoo koy réaliser ci ginnaaw ak caméraman yi donc je disais ñu ngi leen di xaar numéro téléphone yaa ngoogu tey nag balaa xat bi yaboo ngeen teel a dugg teel a woote bu ko defee ku dugg rek ñu jox ko terangam 88 628 04 05 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi et puis fàttali leen en même temps que daañu sensibiliser bu baax jëm ci li nga xam ne ni moo di coronavirus bi bokk na ci ab jokko bu ñuy waaj a jokkook waa Sonatel xam ngeen ni fii ci hangar bi ci boori aéroport ñoom dañ caa def liggéey bu am solo ngir jàppale gouvernement bu Sénégal ci li nga xam ne ni moo jëm ci ni ñu bëggee mbir mi jóge fii donc daañu jokkoo ak waa Sonatel dans quelques minutes madame Soumaré Ndoumbéba chef du département communication corporale chez Sonatel nous parlera donc de cette crise sanitaire ak taxawaayu Sonatel ci jàppale gouvernement bu Sénégal ku ne xam na ni fi mu tollu tembe ñëpp jaaxle ci mbas mile Adjaratou Awa Mbaye ñu ngi lay nuyu madame colonel ku la gis wala ku la yàgg dégg yàgg xam ni sa xeex donc mës a accès ci di sensibiliser ci wàllu wér-gu-yaram wax naa ko keroog ren itam mu gën caa rawati yaa ngi sensibiliser ci rajo
bi di sensibiliser itam ci télé bi donc tey yoon la itam lu nu wax leneen ñu bañ fàtte sensibilisation bi Awa Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. fay yàlla ji Pape Cheikh di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi oustaz Assane oustaz Papane ak madame Cissé Marie-Louise bëgg ceeb ak ñi nga xamante ne moom mooy Mamadou Ndiaye ak Adja Mami ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci waxtu wi di wax ne nag Pape Cheikh comme ni nga ko waxee lépp lu jëm ci sensibilisation dafa am solo ndax ñaax googu si la ñuy jaarale askan wi ngir ñu xam baat yi ak lan lay tekki ba ñu mën a ñoom tamit bokk ci li nga xamante ne mooy xeex bi comme ni nga koy waxee at mu jot ren bokkul ak yeneen at yi ndax dafa tombeek mbas mi kon faaw kon ñuy wax nit ñi di leen ñaax di wax ne sax Pape Cheikh man su ma amoon ku ma créer hashtag bul bàyyeeku dina ma ko créer ndax man bugguma nit ñi di bàyyeeku bu nit ñi di bàyyeeku rek damay xaw a découragé dama bëgg nit ñi ñoom itam chaque jour ñuy gën a soññ seen bopp jëm ci li nga xamante ne moom mooy mbas mi ndax nee nañu xamuñu feebar bi doomu jàngoro ji nan la tëddee waaye xam nañu lenn loo xamante ne wóor na leen mooy bu ñu sàmmonteeg li nga xamante ne mooy geste barrière yi kon Pape Cheikh dinañ fexe kon ba mu dellu ginnaaw kon fii ak émission bi di jeex Pape Cheikh nga seet ku ma wutal hashtag bul bàyyeeku comme ça ñu jafandiku ci kanam nag dinañ ànd ak docteur Abdoulaye Bousso moom moo jiite COUS centre des opérations d'urgence sanitaire ngir nag mu wax ak ñun Alaaji Pape Cheikh ci li nga xamante ne moo jëm ci dogal yi ñu jëloon ngir nit ñi ñoom itam jafandu bu ñu bàyyeeku kon tey Pape Cheikh émission bi bul bàyyeeku kon dañu koy tuddee. voilà donc daañu waxtaan ak moom mi nga xamante ni mooy directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire bàyyeeku baaxul. donte allégé wala wàññi nañu tuuti. ci mesures yi nga xam ne ni jëloon nañu ko waaye yi ñu wàññi itam am na yu ñu gën yokk. mu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi on en parle tout de suite on en parle tout à l'heure ak Marie-Louise Cissé ñu ngi lay nuyu yow itam jox la sa wàccuwaay dem beeg dikk bi nag yiñ ci tere am na ay nit yu doon ñàkk bañ respecté tere yi di jaar ci ay prox ndollu ba sànq rek ñu ngi lire ab communiqué boo xamante ni mu ngi jógee ministère de l'intérieur ci autorisation de circuler yi am na yu ci wàcc waaye daañu waxtaan itam ci daan yi nga xam ne ni teg nañu ko surtout que période bi nga xam ne ni ñun dëkkuñu Dakar bu Korité teruwaan heure bi daan na fekk ñu waaj xottilu jël suñuy bagage bëgg a dem jullee ci suñuy mbokk ci yeneen i dëkk loolu nag nara doon lu xaw a jafe ren parce que ku ne xam na ni Dakar bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoo ëpp ay cas ci Covid 19 bi donc faites très attention on va en parler d'ailleurs bu weesoo sàmm gi nga war a sàmm sa bopp am na ay daan yoo xamante ni mën na tegu sa kaw boo respecté wul loolee nga xam ne ni jëm nañ ko jëmale ko ci wàllu dem beeg dikk bi Marie-Louise ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di rafetlu une fois de plus sama présence fii ci quartier général c'est un plaisir comme ni ma la ko tàmmee wax rek pour jàpp ci combat bi. di nuyu Awa sama seexu campagne ñoo siyannoon ñoo àndandoo ak Idi 2019 Idi Ari donc ñun waa Idi ñoo fi nekk tey jii di leen nuyu di nuyu oustaz Assane oustaz Pape Anne ak Mami ak Mamadou Ndiaye di tey une fois de plus ñu ngi fi pour waxtaanee droit comme ni nga ko waxee introduire nga tey on va parler de moo nekk transport interurbain yi interdiction yi ñi nga xamante ne wax nga ko Pape Cheikh xam nga Korité bi mu ngi wàcc am na ñoo xamante ne dëkkuñ fi am nañu ay mbokk ci biir Sénégal bëgg nañ leen seeti bëgg nañ Korité foofu mais yoon daa am loo xamante ne daf ko wax et yoon su ko waxee da nga ciy plié wu mënoo ci dara malgré ça am na ñoo xamante ne ñu ngi koy def ñu ngi braver l'interdit di dem ak a dikk ñu ngi leen di jàpp parce que instant bi bokk na ci li nga xamante ne dossiers yi gën a ñëw tribunal donc dinañ ci waxtaan dinañ ci xuusaat léegi ci kanam di bàyyi la ak antenne bi en attendant di massawu nag aussi Pape parce que semaine passée ñëwuñu am na loo xamante ne dafa xewoon ñi nga xamante ne dañu mbas bi da leen a laal ci kër gi ñu leen di massawu xam ne on est de tout cœur avec voilà di jaale waale mairie moo fi doon nekk tout le temps les mardis dafa ñàkk baajuram bu góor ainsi que Diagne Alioune Diagne mi nga xamante ne caméraman la et puis dinañu dem Foundiougne ak Bijou ce sera pour tout à l'heure moom mu ngi ci toog leen seen kër bi dañ ko fa fekk bu ca kanamee dinañu dem tamit bitim réew parce que diaspora bi Mamadou Ndiaye bëri na ay initiative yoo xamante ni ñoo ngi koy jël ci jàppalante entre sénégalais.
am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ñi ngi remercier bu baax fondation Gorgui Sy Dieng gannaaw ba aussi Ngagne Desagana Diop moom mi nga xamante ni NBA la nekkoon moom tamit mu yëkkati xaalis bu bari koppar bu bari daal di koy delloo fi nga xamante ni fa la jógee di Parcelles Assainies daal di gën leen taxaw surtout ci période bi nga xam ne mbas la mu yëkkati ay loo ay kit yi nga xam ne da koo jox yenn famille yi nga xam ne soxla nañ ko ci période yi ci kanam mën nañ ci ñëw ak li ñu fa jëlee surtout ci moment bi nga xamante ni ñi nga xamante ni aussi ay sportif lañu bàyyiwuñu seen réew ginnaaw taxawaay bu am solo kon ni ñu koy defee depuis ba QG commencé ku ci nekk li nga xamante da ngay def action yu baax yi dañ koy wane fésal ko fii ci quartier général Pape Cheikh. voilà mu ngoog donc waxi mag itam duñu ko fàtte ak Adjot Mami Diop Linguère ma ngay wàcc ci ginnaaw elle va nous rejoindre dans quelques minutes moom it ci plateau bi dinañu waat ci ay ñaax yu am solo yoo xam ne ni mag ñee ko fi bàyyi et puis dinañu àndandoo ak moom ci li nga xam ne ni moom la ñu jagleel tey Serigne Babacar Sy ak njabootu Sidi Hadj Malick ndax ku ne Maodo ni Sidi Hadj Malick yi ñu ci war a waxtaane yëpp nag am na lu ci Mami dëxëñ ci ay gëstu daanu ko développé bu ca kanamee yàlla taas ñu ci barkeem moom mi nga xam ne ni moom la ñu jagleel guddi gile tey promotion lay doon comme yeneen guddi yi waaye daanaka dina mel ni gàmmu ñëpp a ngi réagir sànq ba tey ku ci mel ni Kumba Gawlo Seck woykat la Tiwaawan la dëkk waaye moom nee na saa yu ñuy waxtaane njabootu maam Maodo rek da koy jaral veillé ba fajar ak it ay njaboot yoo xamee ni heure bi dañoo mel ni ñuy dem gàmmu dañoo toilettu gëj nañoo génn lal seen i sijaada ñi sàngoo kol ñi ci des di sikkar ak di def yu baax def ay bernde àndandoo ak ñun ci guddi gi nga xam ne ni kii ñu ko jagleel ngeen di ko gis ci écran bi àddinaa ko bëgg amul jullit amul catholique amul murid amul laayeen ndax góor yàlla la boo xamante ni Oustaz Pape Hann ay kiraamaam kenn dootu ko natable kenn dootu ko natable alaaj Pape Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu doon nu baayam Cheikh Seydil Hadji Malick Serigne Babacar nekkoon fekk nitu yàlla yi waaye kenn ku ci ne yëg taxawaay bi mu taxawaayoon kër baayam alaaj Pape waykatu arab ba dafa waxoon ni su ma fi jógee di ngeen ma bàyyi xel di ma fàttaliku waxtu wi jamono lëndëmee mbaa problème dëkkmal la am ñu koy woowee marabout de tous les risques am ñu koy woowee saa yu ma jaaxlee woo ko mu wuyu ma moom Serigne Babacar Sy daan na wax ni su ma rusul woon sama baay Cheikh Seydil Hadji Malick ku ma woo ci photo ma wuyu la Serigne Babacar fu baayam defoon benn mu def ko fukk ci fonkom bëgg a wóllëre Serigne Babacar Sy ci bëggoon ay rakkam alxaaji Mouhamadul Mansour borom ñaari kaala ya nga xam ne Seyd Mouhamadul Mansour borom daara ji alxaaji Mansour la ko tuddee Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñaari xalifa yu todde yooyu alxaaji Abdoul Aziz Dabakh la ko tuddee Serigne Babacar Sy alaaj Pape nekkoon jëmm joo xam ni damay bañ a xuus ci waxtaan wi ndax sama yaram laay bañ mu tàng ci ndax ki nu waajal pour mu war ko waxtaanee di oustaz Ahmed Fall di borom xam-xam bu mag a mag a mag moom mooy ñëw ñii gunge ko ci way yi muy Serigne Sam Mbuub mu ñëw ci ndigalu Seydi Mouhamadul Habib sëriñam bu Serigne Mansour Serigne Mbaye Kassé moom itam ñëw ñoom ñaar ñoo war a séq ak ñoom guddi gi waaye laaj Pape nu ngi war a waxtaanee góor goo xam ne ñëpp ko bëgg macha allah nu ngi war a waxtaanee góor goo xam ni saa yoo ko woowee muuyu la moom Serigne Babacar dama lay wax benn nettali leen lu ma bàyyi Mamadou Diop nettali fii ci cité millionnaire nee na bàyyi Mamadou Diop dani ma fereeram bu ñuy wax Diop lañ ko daan woowee waxoon na ma tur bi ma fàtte ko mais Diop lañ ko daan woowee jabaram dafa am soxnaam dafa am doom nee na Diop amul lu mu ngéntee yorul dara mu ne naa dem Tiwaawan wax ko Serigne Babacar Sy nee na bi mu ñëwee Tiwaawan ne Serigne Babacar man de liggéey bi daa taxaw soxna si am na doom bëgg naa ngénte gàcceeg may bëgg a dab may ñëw di sàkku ndimbal Serigne Babacar ne ko baax na Diop def fa ñaari fan ngénte li des ñaari fan mu ñëw tàggu Serigne bi pour Serigne bi ñaanal ko Serigne Babacar ne ko ñaanal ko ne ko Diop nuyul ma waa Ndakaaru Diop taxaw ci bunt bi ne man de Serigne bi dama yaakaar ne dafa fàttali ma ko waxoon taxaw Serigne Babacar siggi ne ko Diop lépp dana baax bàyyi Mamadou Diop moo ma nettali ne na Diop dagg bi yëg ci saxaar si wàcc ci gaaru Colobane bii nee na dox fukki mètre for benn kalpe fekk fa ñaar fukki junni ci boobu jamono ak photo Serigne Babacar Sy Diop nee na boolewu ma ci wax ma de jàdd daral jënd xar jàdd marché jënd yi may jënd ba noppi dem ngénte bi ma ngéntee ba noppi ma ne naa dem wax ko Serigne bi
nee na bi ma duggee ci saalu Serigne Babacar avant may nuyoo nee na Serigne bi daal siggi ne ma Jóob ma ne ko la béyka si mu ne ku la abal kalpeem nga ngénte ba noppi war koo delloo kalpeem wa saadam waxtu fi ma raxibu dafa am ci nitu yàlla yi ñoo xam ni temps bi day dëppook ñoom booy wax ci sa xel alaaji Pape yaa ngi leen tànqal am na koo xam ne boo toogee fii di leen jëw ci wullu yi fa ñu toog nangu lay dégg doomu roqoy njaay ji nag yàlla defaloon na ko loolu mi ngi noonu Sidi Fage di mac jawaar moom daal buñ ci xuusee tuuti alaaji Pape di nga gën a xam ki ñuy waxtaane ku mu doon incha allah kon mu ngoog waaj leen ñu fas yéene waxtaane kii di Serigne Babacar en attendant ñu fàttaliwaat leen ni bi crise bi tàmbalee nag ba tey gis ngeen ni groupe Futurs Médias dafa jóg àndandoo ak sénégalais yi ci lii ñu tuddee daan corona loolu nag moo dal daanaka entreprise yi nekk Sénégal yëpp ba ci Sonatel ñoom it boobu ba tey ñoo ngi ci ñu ngi sensibiliser ñu ngi dugal seen i loxo ak ay moyens yu doy waar ngir jàppale gouvernement ci xeex bi la nga xam ne xeexu ñëpp la moo tax ma bëggoon ñu jokkoo ak ki nga xam ne mooy madame Soumaré Ndoumbe Ba chef département communication corporale chez Sonatel madame Soumaré ñu ngi lay nuyu gërëm la ci toog bi nga toog sa kër loolee ngeen woote ndax mooy combat bi boobu ba tey yéen a ngi sensibiliser mais en même temps Sonatel dugal loxoom ci xeex bi nga xam ne ni xeexu ñëpp la dama lay bàyyi nga nuyoo d'abord ak sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan balaa ñuy dugg ci taxawaayu Sonatel ci période bi la nga xam ne ni sénégalais yëpp ñoo war a jóg ngir éviter lawu Covid 19 ñu ngi lay nuyu madame Soumaré. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu téléspectateur TFM yëpp te di la gërëm ci invitation bi nga ma invité ci quartier général tey. defe naa wax naa ko sànq ku dem fu mel ni aéroport bi fii mu nekkoon Léopold Sédar Senghor ca hangar ba gis nañu fa taxawaayu Sonatel. ku ñëw ci agence Sonatel yi itam gis nañu mesures yi nga xam ne ni jël ngeen ko ci yi ngeen am yëpp ci ay bànqaas gis nañu ni ngeen di taxawoo seen ay clients defe naa balaa ñu lay laaj ci taxawaay bi dafa am benn élément boo xamante ni bëggoon naa ñu seetaanandoo ko yaa ngi toog sa kër ñun ñoo ngi ci bërëbu liggéeyukaay bi sénégalais yaa ngi seetaan surtout taxawaayuk Sonatel j'aimerais qu'on regarde d'abord cet élément balaa ñuy waxtaan man ak yow madame Soumaré. D'accord. si ni ñu ko diggee woon ministère de la santé et de l'action sociale bi mbas mi tàmbalee fondation Sonatel defaraat na si ni mu gën a gaawee aérogare Hadj Makka ba woon ci aéroport Léopold Sédar Senghor. centre faj bi mën na jël ba juróom-ñeent fukk ak ñeenti malade te am na fukk ak ñaari flybox ngir connexion internet bu baax. dama bëggoon commencer au nom de monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale remercier fondation Sonatel parce que spontanément dañoo ñëw wuyu ci appel président de la République bu ñu demandé ñu utiliser centre bi hangar aéroport comme un centre de traitement benn centre la bu am une capacité de 100 lits nga xam ne fi mu ne travaux yëpp jeex na instant bi may wax yow nii mën na commencer jël ay malades à partir de tey donc ministre de ma santoon en tout cas vraiment ma remercier fondation pour ce geste de haute portée boo xam ne en tout cas c'est une contribution à la lutte contre cette pandémie Covid-19. bërëbu faj boobu jébbal nañ ko ministère de la santé et de l'action sociale ngir jàppale ko ci taxawu ñi am jàngoro Covid-19. ànd xeex Covid-19 nit mooy lépp avec vous pour vous Sonatel. waaw donc madame Soumaré c'est dommage que ba nga sant parce que xam naa ni heure bi buñ la newoon ñëwal dina metti ci yow puisque yaa ngi ndogu ba tey ak monsieur Soumaré alors woote bi li ko waral mooy lii ñu wone taxawaayu Sonatel ci période bi la nga xam ni période crise sanitaire la mënoon na leen ci bañ a fekk mais lan moo tax Sonatel jóg ngir dimbali sénégalais yi ci xeex bi nga xamante ni ñoo ngi koy xeex lawu Covid 19 madame Soumaré. balaa may tontu ci loolu comme nag ma laal ci affaire Mbayeen il faut ma laal la ci affaire Diallo Diallo. waaw yaa tudd affaire lekk nag kenn tudd ko fi woon. waaye dañ def am mystique tey rek wax ci affaire mbas mi ba pare buñ paree mag yow ñu seet. après ñu régler problème bi d'accord. waaw Pape Cheikh comme ni nga ko xamee Sonatel Orange boobu ba tey dañuy bay suñu waar. ci réew mi ci loo xam ne ni ci téléphone la jëm ci internet ak yu ni demee. waaye nag taxul ñu bañ a jege
askan wi ci li nga xam ne nii moo leen soxal moo tax depuis plus de 20 ans ñu am li ñuy woowee fondation Sonatel nga xam ne mooy suñu bras armé ci lépp loo xam ne dafa soxal askan wi ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum njàng ak ci wàllum culture lu ci mel ni patrimoine historique maa ngi gis yéen a ngi waxu sëñ Babacar Sy nga xam ne aussi bàyyi nañ fi ay bind ñooñu ñëpp nga xam ne ay baax la yoo xam ne am nañ ko fi war nañ ko mun a denc ba yeneen njaboot yi nga xam ne ñooy ñëw dans le futur ñu mun ko utiliser donc bi mbas bi njëkk see rek suñu directeur général monsieur Sékou Dramé dafa seeti ministère de la santé et de l'action sociale mi nga xam ne suñu partenaire la dañu am partenariat public privé depuis plus de 20 ans. di leen jàppale ci fànn bu nekk. parce que lan mooy seen maanaam lan mooy ci mbas mi. Voilà, Madame Soumaré qu'on n'entend plus comme ni mu waree voilà ci technique bi la donc nañu gën branché bu ko defee voilà defe naa yaa ngi may dégg ah. waaw man de maa ngi lay voilà suñu machine yee woor yenn saa yi mu planté wu ñu ngi ciy jéggalu. ay jàll nañu war a sant. machine yee sant ba. parce que lii moom du réseau lii machine la moom voilà. lii moom machine la. mais voilà moo demee noonu. machine yee sant ba. donc j'étais en train de dire que donc bi ministre de la santé et de l'action sociale ñoom bi ñu waxee li nga xam ne moo leen soxal. li doon la jam moo nekkoon matériel médical. pour nit ñi nga xam ne dañ nekk Sowétas. machine yi nga xam ne moom la ñuy noyyee moom la ñuy xoolee seen xol yeeg yooyu nangam ak nangam yooyu daf fi manqué woon. donc ci saa si fondation daf ko daal di commandé ca commencement ba rek livré ko Diamniadio nga Diamniadio ci centre yi njëkk ci la bokk. bañ ko fa livré leneen loo xam ne nii dafa soxaloon ministère tamit à l'époque parce que am nañu vision dañuy xool stratégiquement parlant cellule de crise boobu Adja Awa doon wax sànq. ñu gisoon ne que déjà hangar bi dañ ko war a aménager ndax mbas mi day law gisoon nañ ni mu demee ci yeneen réew yi ñu xam ne tôt ou tard ñu ne ni demee mbaa en tout cas ñu na yokk daal ci suñu réew. biñ ñu ko waxee tamit ñu daal di kiiwee suñu waar. aménagé ko comme ni ngeen ko gisee noonu ci vidéo bi. fi mu nekk nii lu mot téeméeri malade yu doomu jàngoro bi jàpp ñu ngi foofu. ñu ngi leen di macha allah donc sant yàlla. te loolu yëpp dañ ko def pour askan bi parce que am na benn wàll boo xam ne mooy wàllu liggéey wàllu économie wàllu njaay. mais am na benn wàll boo xam ne wàllu engagement citoyen la c'est-à-dire réew ma nga ne la fa xew da nga ci war a jàpp. ndax bu askan wi nee ci jàmm nga ne ci jàmm bu ñu nekkul ci jàmm doon ne ci jàmm bay jaay. donc looloo tax ñu di ci jàmm. hangar bi loolu moo ko waral. ak yeneen jumtukaay yoo xam ne nii ministère daf ko demandé woon ñu daal di ci taxaw aussi lu mel ni numéro vert bi. bi commencé bu ngeen seetloo bu baax jot nit ñi dafa xawoon jafe. parce que conditions de travail yi ak jumtukaay yi ñoo matadi woon. ñun ñu financé ko yokk jumtukaay yi ak yooyu ba nga xam ne léegi boo fa wootee. ni ngi leen teel a jot. pour bu fekkee ne da nga yëg dara ci sa yaram wala nga am ay question yoo bëgg a poser waa kër docteur wala ñu ni demee. nga leen a jot tamit yooyu yëpp ci yi ñu def la ci wàllu yi ñu war a dimbalee ministère de la santé et de l'action sociale ak yeneen yu bëri. parce que suñu contribution globale ëpp na 2 milliards. fi ñu toll nii. ci at mbas mi. donc am na li ñu jox force Covid mais loolu du dara par rapport ak yii nii ma leen di wax nii hangar bi respirateur yi ay pass internet gratuit yoo xam ne nii dañ ko mettre en place pour que nit ñi mën a dem sur les plateformes du ministère de la santé et de l'action sociale yu ci ni ay santé.gouv.sn covid.gouv.sn nit ñi mën nañ connecté wu gratuitement dem xool lan moo fa am ak yooyu pour mën a topp lan moo xew ci mbas mi nag lañ war a defee sensibilisation lan mooy geste barrière yi nangam ak nangam yooyu yëpp ñu mun ko saytu. voilà moo tax wax baax parce que yu bëri ñun ñu ngi koy gis mu ñuy jëriñ que muy malade yi que muy ñi maladul que muy ministère de la santé nii nga waxee nii ñu bëri découvrir nañu détails yu am solo yoo xamante ni mu ngi jëriñ askan wi te boobu nag ba tey Sonatel nekk ci fondation Sonatel Orange ak taxawaayam clients yeeg ni ñuy kontaanee. lan mooy secret Sonatel ba bu tout le temps Sénégal bu leen soxlaa ngeen taxaw.
mais loolu j'allais dire c'est normal parce que mooy li ma wax sànq. waaye mënoon ngeen yam ci njaay mi rek waaye yéen a ngi def social depuis très longtemps ci fànn yu bëri on en parle tellement. mënuñu yam ci njaay mi Pape Cheikh ndax njaay ak jën boo déggee ñuy jaay ak ñuy jën. da fekk ñëpp ne ci jàmm ñëpp wér. ñii jàng ñii liggéey. bu ko defee njaay mi jënd mi mun a neex. mais bu fekkee ne askan bi dafa am lu leen dal. da nga war a taxaw ci seen wet tamit jàppale leen. loolooy tax bés boo bëggee jaay waxtaan du mun a neex. dëgg la waaye bu fekkee ne ci njaay rek nga yem. loolu mu neex loolu nag dañ ko teel a comprendre. moo tax non seulement entreprise bi dafa engagé wu. donc nous on fait partie du comité de gestion de crise là du ministère de la santé et de l'action sociale. taxawal. donc am nañ fa ay nit ñoo xam ne ñoo fa nekk. et on adapte li ñuy def ndimbal bi ñuy jox ministère de la santé on l'adapte à ses besoins parce que moom tamit ay besoins day évoluer par rapport ak évolution wu mbas mi. mais pour wax la ne que ça va au-delà même de la société ñun ñi nga xam ne ñooy liggéeyee Sonatel dañuy woy suñu bopp Sonatelien. ah oui suñu bopp dañu cotiser. ci suñu poche bopp. ba am 50 millions. yoo xam ne nii ñu def versé nañ ko semaine dernière fonds force Covid-19 aussi mu nekk suñu dimbal en tant que sénégalais en tant que citoyen bokk ci réew mi war a tamit def dara. donc loolu daal benn espèce de esprit boo xam ne nii la moom moo am ci suñu entreprise moo ñu soxal. bu jaay jënd weesoo. voilà ñun daal kontaan nañu et puis li tax ma gën kontaan depuis première saison quartier général saa yu émission bi tàmbalee muy Sonatel muy Orange yéen a ngi ciy ànd ak ñun ñu ngi lay gërëm bu baax madame Soumaré Seydi Ba dinaa la baal lekk bi ak Babek Diallo bi quel sera le message pour finir pour Sonateliens yi pour sénégalais yi pour gouvernement bi pour ministère de la santé ak clients yi nga xamante ni ñooy clients yu Orange. jërëjëf Pape Cheikh xanaa de mot de la fin bi. waaw dina nekk autour de certaines choses déjà nit mooy lépp. ñun loolu lañ gëm ba moo tax lépp lu ñuy def dañ koy def autour de nit. parce que nit ci la lépp xej moom moo nekk au centre de tout. c'est vrai kon hashtag nit mooy lépp. beneen hashtag aussi bu leen bàyyeeku. comme ça kon hashtag Awa Mbaye bi bul bàyyeeku waaw. bu leen bàyyeeku. mbas bi demagul bu leen bàyyeeku. wallaahi bi ci topp mooy nañu continuer ànd xeex coronavirus bi. voilà. voilà yàlla sàmm ñun ñëpp. allahumma amin yéen it yàlla sàmm leen. merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. merci beaucoup madame Soumaré Ndoumbe Ba je rappelle que yaay chef département communication corporate.